jëf mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan seen télévision Dunya Production lëkkaloo ak Daara TV ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission déggoo seen émission déggoo tey dañuy waxtaanee rek dëkk bi nga xam ne moo di Méwal nekk ci commune bi nga xam ne moo di Yayang fii ci département bu Linguère ki leen fi teewal nag moo di Lamine Dieng ingénieur la en développement local di aussi doomu dëkk ba kon Lamine ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi ñuy seetaan jamono yi. Modou Moustapha ñu ngi lay nuyu di nuyu képp ku leen di seetaan ci Dunya TV di rafetlu aussi seen émission di wax ne émission askan bi la di wax ne ñi ngi am mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal tey fii nii ci suñu dëkk ñu war ci waxtaanee ci lépp li nga xam ne mooy cosaan ak activité ak jafe-jafe yi ñu jànkoonteeg. Méwal fan la nekkee ci département bu Linguère maanaam digganteem ak Yayang fu mu toll. Méwal mi ngi toll ci 7 kilomètres. ci li nga xam ne mooy commune bu Yayang. boo xoolee dafa nekk village bi nga xam ne boo jëmee côté Tessékéré ci diggante bi la nekk. ñoom ñaar mais dañuy dégg Méwal pël ak Méwal olof lan mooy différence entre ñaari Méwal yi. boo xoolee tur bi rek dafa indi distinction bi. boo ne Méwal wolof ce qui veut dire que ay olof ñoo fa dëkk. Méwal pël aussi ay pël ñoom ñoo fa dëkk ñi ngi distant entre 5 kilomètres. mais ñoo bokk dénominateur commun muy li nga xam ne mooy Méwal bi. baatu Méwal tur bi fan la jógee ndax mën nga ñu koo faram-fàcceel. baatu Méwal bi tur bi dafa nekk li nga xam ne lu cosaan bu yàgg la parce que d'après li ñu doon dégg ñi ngi doon wax ne dañ doon wax naan meew baa nga nële. ñen waaw. di wax meew parce que jamono boobu jamono abondance la. meew bi bëri woon na xam nga meew baa ngi nii meew baa nga nële. ba finalement mag ñi déggoo ci turu Méwal. muy dem nag di dox ba naan ko Méwal loolu lépp am na tey ci mutation yi nga xam ne moom la Méwal am. kon tur bi Méwal la léegi. Méwal ci kayit di Méwal lañ ciy def. kon administration Méwal la xam. waaw. ndax mën nga ñëwaat ci historique gu dëkk bi kañ lañ ko sanc ak ñan ñoo fa nekkoon ba jamono yi. dëkk bi ñu ngi ko sanc vers les années 1600. vers les années 1600 boobu noonu dëkk bi dafa nekkoon dëkk bu xumb. bëri na ñoo xam ne sax ba ci ñi ngi wax ci cosaan ne Daara Mbayeen gii nii ñi nga xam ne ñoo sant Mbay aussi ci Méwal lañ cosaanoo. ku ci mel ni ñoom Jili Mbay aussi ñoom am nañ ay cosaan li nga xam ne moom mooy Méwal. en même temps aussi bëri na ñeneen ñi nga xam ne aussi foofu lañ nekkoon. mais ban demee ba ci jamono xiif bi muy sécheresse vers les années 1973 ñu bëri dañ fa jóge dem ci li nga xam ne nii moom mooy centre ville yi. li ci ëpp nag ci ñoom ñu ngi jëm vers Kaolack wala Dakar. est-ce que yéen a ngi mën benn politique ngir fexe ba ñëpp ñëwaat ci Méwal. surtout ñëwaat bi li ko gën a mën a waral moom mooy faw condition de vie yi gën a nekk lu favorable. mooy dundin bi gën fa yomb bu ko defee léegi population bi nga xam ne ñoo nekk ci biti. dana mën a gis ne vraiment que fii buñ fi ñëwee dana am activité yu ñu jàpp fii buñ ñëwee dana mën a vivre correctement bu ko defee ñoom aussi ñu sawar ci ñëwaat boobu noonu. mais lan moo tax Méwal xumbatul dafa amatul meew wala nu mu demee noonu. meew bi boo xoolee presque wàññeeku na par rapport ak na meloon. bien vrai que nag ñu ngi pratiquer toujours l'élevage. mais na meloon bu njëkk amatu fa mais boo xoolee li ci ëpp jafe-jafe yu mel ni ñàkkum ndox ci teen boo xam ne nii mu ngi daté depuis jamono Bouna Alboury Ndiaye. di période coloniale xam nga teen boobu yàgg na ça fait maintenant 1 siècle ak li nga xam ne moom mooy ay 10 ans. kon teen bu yàgg la en plus aussi. li nga xam ne moom mooy agriculture bi dafa rester une agriculture saisonnière. presque ci taw bi lañ dépendre bu tawul léegi amul leneen loo xam ne population doon jàpp. parce que tey mënoo pratiquer micro-jardinage parce que amoo ndox bu doy. tey bien vrai que population bi ñu ngi tenté di clôturer de petits espaces pour mener li nga xam ne mooy activité micro-jardinage boobu noonu mais du réussir parce que ndox bi aussi moom mooy. l'obstacle majeur. kon suñ la déggee dafa mel ne Méwal dafay jànkoonteeg ay jafe-jafe. waaye ci wàllu école. doone ma amul école boo xam ne ni xale yi mën nañ fay jàngee. am na école boo xam ne ñu ngi ko sos ci année 1996. ñun ñoo nekkoon li nga xam ne mooy première promotion bi. nii boo xoolee am na ñetti classes yoo xam ne dañ ko tabax mais ci ñetti classes yooyu noonu ñaari maître lañ am. am nañ aussi 4 classes yoo xam ne maître yi fa nekk kenn ku ne. double flux la yore. kenn ku ne ñaari classe la yore. te aussi ñi ngi toog ci table banc yi par 2 à 3 loolu finalement promiscuité lay waral. te bu promiscuité amee coow li day bëri coow li bëri aussi finalement concentration du am. ce qui fait que jàng bi na mu waree jaar yoon aussi du ko jaaree yoon.
encadrement bi aussi day des en plus matériel yi nga xam ne moom la élèves yi soxla matériel didactique bi parfois day am insuffisance du doy. mais est-ce que Méouel mérito na am classe yu bëri comme ni ñu ko déggee su fekkente ne mën na ne xaaju population bi yëpp xoddeeku nan dem fa la nga xam moo di Kaolack ñu jëm Dakar. xam nga xoddeeku wala nit ñi di migrer taxu jëm ci yeneen zone waxul ne population bi aussi du màgg. parce que tant qu'il y a le mariage forcément il y aura une augmentation de la population. tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo fa nekk comme jeunes ñi ngi marié di rester fi nga xam ne mooy seen dëkk aussi. di am ay xale yoo xam ne ñu ngi fa tey boo xoolee fu ñu demee ba am 4 classes tey te am na xale yoo xam ne nii actuellement inscrire leen. ndax lan parce que tey bu fekkee 2 profs 2 maîtres mënul gérer li nga xam ne nii moom mooy effectif bi ñu am boo leen dolli leneen aussi day gën a doy waar. loolu tax xale yooyu dañuy obligé léegi xaar ba am ñoo xam ne def nañ CM2 bu ñu demee classe boobu noonu bu ko defee ñu mën a inscrire ñi nga xam ne mooy yeneen xale. waaw léegi généralement gis nañ ne population yu bari waa dëkk ba ñoom ñooy dajaloo dafay association. di jàppale dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram. ci wàllu njàng di fa créer ay classes. xanaa loolu amul Méouel. Méouel boo xoolee xam nga dëkk boo amul activité yoo xam ne dalay générer revenu yu bari. kooku pour nga investir dëgg. ci yenn secteurs yi nga xam ne secteur porteur la wala secteur yu diis la comme tabax ay salle de classe wala par exemple nga def indi beneen activité boo xam ne tey nit ñi dañ ci mën a gën a jëriñu day xaw a jafe. parce que kenn ku ne yaa ngi fexe lijjanti loo dundee xamoo. kon pour nga créer beneen activité boo xam ne nii vraiment dana tax nga mën la générer yeneen ressources day jafe aussi. loolu tax bien vrai que nag nit ñi programmé nañ ko bokk na aussi ci li nga xam ne mooy suñ politique. xam nga mais pour le moment vraiment problème la. kon doone ma xanaa Méouel lépp lu fa état bi deful rek amu fa. pas forcément. état bi presque dañuy compter ci moom ci lu ëpp. mais n'empêche population bi li nga xam ne mooy matériel local population bi ñu ngi ciy fexee jàpp tey bu nguur gi doon tabax li nga xam ne mooy salle de classe suuf si ak ndox mi la population mën nañ ko gérer. tey aussi bu fekkoon dañ ne micro jardinage population mën na jël defal sa clôture. bu ko defee léegi plante yi aussi ñoom ñu mën koo ñu jàppale leen ci côté boobu noonu. tey bu dee wàllu santé bi aussi population bi ñu ngi góorgóorlu ñoom aussi à travers moyen de bord ak association yi fa nekk ñu jënd ay appareils en même temps aussi ñuy def ay partenariat ay structures ñu may li nga xam ne. am na dispensaire au moins boo xam ne population bi bu nu amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram fa la ñuy fajoo. non Méouel case de santé la am. boo xoolee case de santé bi ñu ngi ko créé presque léegi mu toll ci 10 ans mais amul benn plateau technique. benn matrone moo fa nekk te en plus aussi vraiment mënut a assurer li nga xam ne mooy wér-gu-yaram gi. parce que parfois médicaments yi du doy amul appareil pour mën a consulter nit ñi aussi ce qui fait que nit ñi dañuy déplacer wu par charrette di dem ci yeneen gox yi. lu ci ëpp mbënd xew wala yëngu. mais est-ce que loolu bi mu amee. interpellé ngeen ci ay autorités ngeen ñu jàppale leen saafara leen seen i jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteeg. xam nga boo xoolee comme ñun dañoo nekk dëkk bu ndaw la certes mais dañoo organiser wu. c'est-à-dire. képp ki nga xam ne nii ñi nga xam ne ñooy représentant groupement de promotion féminine yi wala GIE yi. ñoom ñi ngi def ay démarches di jege ci maire bi wala ñu jege li nga xam ne mooy ministre wala ñu jege ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer wàllu santé bi. ci gox bi nii. bu ko defee léegi ñu renforcer seen capacité en même temps aussi bu leen mën a jàppale ci garab ñu mën leen a jàppale ci côté boobu noonu. toogul rek bàyyeeku mais ñi ngi démarcher peut-être. moment bi moo jotagul pour lépp mën a sotteeku. contrairement ak dëkk yu bari Méouel dafa nekk dëkk boo xam ne. mën nañ ne daanaka yëngatuwuñ moo tax duñ leen dégg ci yu bari est-ce que jàpp leen ne looloo tax ñu leen teg leen teg jamono ji. non du question bañ a yëngatu parce que Méouel lépp lu mu dugg aussi da ci dugg ak stratégie dugg ci aussi ak benn démarche. bu ko defee léegi bés bu jógee rek ñu xam ne Méouel vraiment jóg na indexé na li nga xam ne mooy ses difficultés. bu ko defee aussi ñu mën ci am saafara boo xam ne nii bu yàgg lay doon bu pérenne lay doon. looloo tax peut-être ñun yëngatu comme ni gars yi def ñaxtu fii ñaxtu fee ñun loolu animé wuñu mais dañuy opté di ko def d'une manière stratégique bu ko defee léegi mu mën a apporter ses fruits. mais Lamine yow da ngay politique wala politico. non man politique gu pour le moment. est-ce que jàppaloo ne looloo tax ñu leen di fàtte. non du loolu. même suma politique wul n'empêche li nga xam ne mooy l'intérêt général mooy suñu dëkk tey bu gisee ne kii candidat bi moom moo gën a
mën a apporter dara suñu dëkk. buñ ko jàppalee bu ne kii la ñuy jàppale man damay dem voter ji en tant que citoyen. ñu jàppale kooku noonu bu ko defee c'est pour l'intérêt général. mais am na ñu fa yëngu ci wàllu politique ñoo xam ne ay responsable la. am na responsable yi fa yëngatu ci wàllu politique mais li ci ëpp ñoom ñu ngi ànd ak mouvance présidentielle bi. parce que genre village yooyu configuration bi mayewul aussi nit ñi di dispatché wu ci parti yi. faw ñu ànd booloo doon benn bu ko defee léegi ñu mën a jàppale li nga xam ne mooy le parti majoritaire comme ça léegi ñu mën a espérer li nga xam ne moom mooy ay investissement en retour. mbokk yi xarit yi nga xam ne yéenay seetaan seen télévision Dunya Production seen émission déggoo tey mi ngi dalal Lamine Dieng nekk ingénieur en développement local dëkk ci dëkk bi nga xam ne ni moo di Méwal nekk ci commune bu Yaya ba tey rek ñu des ci commune bu Yaya maire bi di ki nga xam ne moo di Birame Sène jàpp naa ne moom problème yi Méwal moo ko war a régler mais est-ce que dem ngeen ci moom waxtaan ak moom indil ko seen i jafe-jafe. Birame Sène di maire bu Yang-Yang ñu ngi koy remercier aussi ci mission bi muy déroulé. di wax ne déroulé wu ko Méwal de. des na parce que boo xoolee nii chaque fois ñi nga xam ne ki nga xam ne mooy chef de village bi wala conseillère wala li nga xam ne mooy suñ présidente GPF bi ñu ko jege lañ. conseillère la moom it chaque fois ñu ngi koy waxtaan ak li nga xam ne mooy problème yi peut-être aussi ñoom municipalité bi définirul benn politique boo xam ne dana tax ñu mën a remédier définitivement li nga xam ne ni moom mooy l'ensemble des difficultés yi dëkk yi jànkoonte parce que tey dëkk commune surtout da nga war am li nga xam ne mooy plan d'investissement communal boo amee loolu noonu document boobu day tënk lépp li nga xam ne mooy sa opportunité gox tënk aussi li nga xam ne mooy say jafe-jafe bu ko defee ak say force yooyu yëpp ñu mën ko xam bu ko defee léegi tey fépp foo xam ne intervention jar na fa tey projet bu ñëwee selon le secteur bi muy intervenir nga ne ko voilà dëkk sàngam kat am na problème bi war nañ ko jàppale ci domaine boobu noonu bu ko defee ñu saafara ko mais loolu lépp amu fa te normalement commune da nga war a am des partenaires solides yoo xam ne tey bu dëkk amee jafe-jafe ñoom ñu mën a intervenir jàppale ci loolu noonu. Lamine yow ingénieur nga sa xam-xam màcc jëm ci li nga xam ne ni moo di suqali gox-goxaat yi. mais su fekkee ne da ngaa toog nii rek joxoo ko benn proposition est-ce que jàppaloo ni yéen bokk ngeen ci ñi nga xam ne yéen a tax commune bu Yaya développé wu. ñun ci li nga xam ne mooy suñu wàll ñun. dañuy nekk ci suñu début. parce que pour le moment même loolu nga wax ni bind li nga xam ne mooy plan d'investissement communal. comme ñun yàlla dogal nañu spécialisé ci wàllu li nga xam ne mooy développement local kon je pense que li ngay defal ñeneen ñi di bindal ñeneen ñi projet tey nga bindal ko sa gox pour man moo gën a rentable loolu aussi moom moo la gën a mën a apporter peut-être ci ñi ngi commencé li nga xam ne mooy ay discussion mais nekkul loo xam ne lu ñu fësal dëgg la ci moom ñun nag dañoo organiser wu am na ñi nga xam ne ni commencé nañ di waxtaan ak moom bu ñu joxee feu vert am ñu lépp loo xam ne ñun gis nañ ne war nañ ci mën a jàpp en tant que jeune bu ko defee ñun aussi ñu tëral leen document bu fekkee projet aussi lan laaj ñu fexe leen bindal leen loolu noonu. ñun loolu moom mooy suñu taxawaay. mais da ngay xaar mu ñëw ci yow wala il faut nga xaar. du question xaar parce que actuellement commencé nañ bind. am na document yu ñu commencé bind d'abord li ñuy wax bay sa wewu tànk. dañoo commencé d'abord par Méwal di recenser lépp loo xam ne moom mooy difficulté am. bu ko defee léegi ak nan lañ ko mën a saafara. ainsi de suite dañuy entrer en collaboration ak yeneen association dëkk yi ñoom tamit bu ko defee léegi ñu wax ñu seen force dëkk ak aussi seeni faiblesse bu ko defee à travers tout cela ñu mën a def benn synthèse bu defee synthèse léegi proposer ko li nga xam ne moom mooy maire bi pour le moment foofu lañ toll ak association yeneen village yi pour mais li ñu jaaxal mooy mandat bi léegi mu jeex at rek moo leen dese est-ce que fi nga koy tëggee fi muy paree est-ce que du fekk jaay wees jënd wees comme ni ñu koy waxee xam nga boo xoolee li ñu wax la continuité du service public tey même su fa maire bu jógee y a un autre maire qui sera là bu fay nekk tey ñun aussi on va continuer action yi mëne ak moom bu ko defee léegi population bi day reste population ma nga fa woon ñun aussi lépp lu ñu def aussi c'est au service de la population bu ko defee maire bu fay mënta nekk ñu jox ko li nga xam ne mooy le document sur la base de cela aussi moom mu évaluer ko. D'accord kon ñu marqué benn pause rek ñëwaat ci suñu deuxième partie émission. Ok.
jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ñëwaat rek ci suñu deuxième partie émission bi ma rappelé rek sama invité Lamine Dieng la dëkk fa la nga xam ne moo di Méouel Wolof nekk ci commune bu Yaya. Lamine yéen ay jeunes ngeen ne comme ni ma ko waxee woon sànq rek nekk foofu ci commune bu Yaya. est-ce que yéen a ngi bay seen waar ngir développement wu Méouel? Oui, en tant que jeune actuellement ñi ngi xalaat benn candidature indépendante. mooy boo ko déggee mooy ñun ñi nga xam ne ñooy jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci l'ensemble des villages yi composé suñu commune. dañu fexe organiser wu xool ñi nga xam ne aussi ñoo gën a yelloo li nga xam ne moom mooy poste yi. ñu jox leen aussi ñu diriger loolu noonu bu ko defee élection bu amee ñu fexe xool ñun nan la ñuy def ba participer ci élection municipale yi. est-ce que kuréel boobu taxawal ngeen ko wala. kuréel boobu actuellement ñu ngi organiser wu di daje régulièrement fenn ci Dakar. bu ko defee léegi bu ñu demee ba fan yi ñu ñëw wala weer yi ñu ñëw danañ gën a mën a former li nga xam ne mooy le bureau. pour former ñaata nit ngeen ay jeunes yoo xam ne. actuellement ñu ngi ci 50 jeunes pour le moment te ñu ngi waajal def ay descentes au niveau des villages def sensibilisation aussi bu ko defee léegi ñu mën a am li nga xam ne mooy le soutien des populations. mais est-ce que ñi fi nekk ni duñ jàpp ne da ngeen leen a bëgg a détrôner. mais ça dépend ñoom seen jugement parce que ñun li ñu ñor rek mooy defar suñu gox ñun ñëpp xamoo en tant que jeune ñoom buñ gisee loolu noonu c'est parce que ñoom dañoo baytoon seen waar rek mais ñoom buñ deful loolu aussi ñun on juge nécessaire ñu indi suñ beneen touche wan leen ne lii la ak lii la en tant que jeune bu ko defee léegi ñu mën a suqali li nga xam ne mooy suñu gox yooyu noonu. mais boo ñu doon defal tey bilan wu Birame Sène ci mairie bu Yaya ci lan nga koy tënk. man de personnellement bilan bi mënuma wax ne satisfaisant na de trop. parce que boo xoolee ñun presque amuñ ci réalisation bu rëy suñ dëkk ñun. yeneen dëkk yi aussi d'après information yi ñu ci jot aussi amuñ ci lu rëy. parce que même boo xoolee am na benn usine bu fa nekk léegi usine carrière bu presque commune bi gañewu ci dara aussi. te loolu source de revenu la boo xam ne tey mënoon na financer activités yu bëri ci commune ba. mais loolu lépp amul gis mu benn activité presque boo xam ne nii vraiment d'envergure la boo xam ne aussi day générer ay revenus. mais exploitation carrière bi. ñu def li nga xam ne nii moo di étude impact environnemental bi. waxoon na ne dañ ci jël doomu Yaya ñu liggéey ci kon jàpp na ne loolu amul. loolu amagul comme il se doit parce que boo xoolee booy recruter ay 5 personnes 10 personnes ça ne sert à rien. ci population boo xam ne xaw na am maanaa. kon li ñu ëppoon solo mooy vraiment que ñu recenser l'ensemble des jeunes yi nga xam ne nii ils sont à la recherche de l'emploi ñu fexe leen a former aussi insérer leen foofu noonu ci différentes chaînes yi bu ko defee les jeunes danañ mën a am ci luñ jàpp aussi bu ko defee ñu mën a suqali seen koom aussi. PUDC programme d'urgence développement communautaire. mi ngi intervenir ci communes yu bari rawatina fii ci Yaya. est-ce que yéen gis ngeen ci seen bopp. ñun en tant que Méouel en tout cas ci côté électricité bi. ñëwoon nañ ba natt li nga xam ne mooy suñu distance ak mbëllaxee pour samp fa li nga xam ne mooy ay poteaux. mais depuis ba nattee ba tey def seen marque yooyu noonu depuis loolu ñun gisuñ dara. on ne sait pas ndax phase bi dafa jeex suñ côté wala nu mu demee. beneen côté bi aussi mooy gis naa ñu indi fa ay machines pour ñi nga xam ne ñooy defar diw pour les femmes. gis naa ñu indi fa benn aussi. mais boobu ba tey daal gisaatoo fa daal boobu ba tey man gisaatuma fa leneen loo xam ne nii ñoom ñu ngi koy def. mais Méouel activité population yi ci lan la tegu. est-ce que activité Méouel yi boo xoolee mi ngi tourner autour de l'agriculture mooy wàllu mbay mi. te mbay moom dafa nekk mbay mu dépend ci li nga xam ne mooy taw bi. mbayam nawet. moom lay dépendre. foofu kër yëpp dañu pratiquer li nga xam ne mooy l'agriculture. en dehors de cela aussi beneen activité bi nga xam ne moo ci topp mooy l'élevage. l'élevage aussi ñu ngi koy pratiquer mais d'une façon extensive mooy jur gi li ci ëpp dañuy divaguer ci àll bi di dem xam nga te loolu vraiment pour mu rentable day xaw a jafe. parce que bu ñax amul aussi kooku nan ngay gérer sa jur. ce qui fait que vraiment ressources yéen ci war a am aussi mënuñ ko ci am jusqu'à présent. yow ingénieur nga en développement local sa xel màcc ci li nga xam ne moo di yokkute gox-goxaat yi. tey boo doon proposer benn plan boo xam ne ni buñ ko tegoon. Méouel dana développer rawatina commune bu Yaya. law sax ba Jolof lan ngay wax. man tey li ma ci wax rek mooy tey secteurs yi boo jëlee tey par exemple agriculture. waroon nañoo def ba nga xam ne ni du yem rek ci nawet bi dañoo waroon am tey ay
projet am ay parcelles yoo xam ne dañ fay def micro jardinage. bu ko defee ñi nga xam ne ñooy femme di jeune amuñ ci luñ jàpp ñoom aussi ñuy dem di activer wu ci loolu noonu. te loolu aussi dafa laaj ñoom ñu am li nga xam ne mooy les semences am une formation aussi en horticulture. bu ko defee ñoom bu ñu amee formation boobu noonu ñu mën a dérouler correctement seen activité bu nawet bi aussi ñu relancer wu ci li nga xam ne mooy activité mbay mi aussi. bu ko defee dana mën a am seen légume en même temps aussi ñu ko yóbbu ci li nga xam ne mooy luuma yi. di ci mën a amee ko bu dee wàllu élevage bi aussi vraiment waroon nañoo def de la sorte ba nga xam ne meew bi nga xam ne dañ koy am aussi vraiment ñu koy fexe exploiter di ko conditionner di ko transformer aussi en différents produits. bu ko defee léegi bu ñu ko transformer tey ville yi nga xam ne yu mel ni Dakar la wala Touba wala yeneen yi nga xam ne ñoo gën a sori ay Kaolack ay Tamba ay Saint-Louis yooyu yëpp tey boo fa yóbboo say produits war na mën a jaar. te war nañ mën a concurrencer li nga xam ne moom mooy importation yi. bu ko defee léegi ñu mën a gagner en autonomie mën a aussi vraiment fexe ba autosuffisance di gën a régner suñu gox yi nii. bu dee suñu wàllu commune moom li ñuy wax rek mooy dëkk pour mu développer foo am kayit gu ko tënk. plan d'investissement communal boobu dañ ko war a mettre en place. bu ko defee léegi aussi ci plan boobu noonu commune bi dana dresser li nga xam ne mooy ay projet am bu dresser ay projet am bu ko defee léegi secteur bu ne mu xool nan lay def ba am ci fonds nécessaire. bu ci amee fonds nan lay def ba mettre ko en œuvre ci l'ensemble des villages selon les spécificités aussi de chaque village. bu ko defee léegi avec ça on pourra espérer ne suñ gox dana mën a jëm kanam. dañu gis ne dëkk yu bari léegi boo xoolee dañu organiser wu surtout jigéen ñi en GPF di góorgóorlu di yëngu ci mbayum dër. pourquoi pas nga jàppale yow famille Méwal yi ñu yëngu ci loolu. boo xoolee récemment sax bindal na leen benn projet. ci wàllu noonu bindal na leen projet ci wàllu micro jardinage bindal na leen aussi projet ci wàllu li nga xam ne mooy embouche ovine. ñaari projet yooyu yëpp actuellement ñu ngi ci recherche de partenaires. wala source de financement. actuellement ñu ngi ci démarche boobu noonu. mais généralement dëkk yooyu cohabitation bi entre agriculteur ak ñi nga xam ne moo di éleveurs yi day xaw a nekk luy indi ay jafe-jafe. maanaam tey bu ñu commencé woon wàllu mbay mi. mbayum dër ku ne xam ne dafa laaj protection ak animaux yi divaguer comme ni nga ko waxee. est-ce que jàppale ne loolu problème la boo xam ne war nañ ko régler laataa ñuy dugg ci yooyu. xam nga pour régler problème boobu noonu man li ma gis comme solution rek. mooy ñu fexe instaurer li ñuy wax unité pastorale. unité pastorale boo ko déggee mooy dafa nekk kuréel goo xam ne day ressembler agriculteurs ak éleveurs yi. léegi bu regroupé woo ñu définir l'ensemble des zones. fii zone pastorale la fii zone agricole fii zone couloir de passage des animaux. bu ko defee léegi problème du am côté bii nii ñii bay ñoo fay nekk côté bii ñii sàmm ñoo fay nekk côté bii nii kenn du fi bay ñii fii lañ war a dëkk ñii fii lañ war a dëkk yi nii bu ko defee léegi buñ définir l'ensemble des zones pour man problème waru fa mën a am. est-ce que jàppaloo ne vallée fossile aussi nekk na ci li nga xam ne nii moo rey mbay mi foofu parce que lu ci bari comme ni nga ko waxee exode rural bi maanaam jóge ci taax yi kaw yi dem ci taax yi nekk na loo xam ne nii sonal na Méwal ba dëkk ba daanaka kenn nekkatu fa. est-ce que jàppaloo ne bu na sekkarti woon li nga xam ne nii moo di vallée fossile yi loolu dina ci indi saafara. vraiment loolu initiative bu baax la woon bañ ko commencé te ñëpp aussi gisoon nañ ci seen bopp. parce que dafa nekkoon li nga xam ne nii bu dul dara sax nit ñi ci commencé woon di napp xam nga d'une façon peut-être marginale nekkutoon loo xam ne lu avancé dëgg la mais quand même nit ñi ci doon am yenn poisson. en même temps aussi vallée fossile yooyu bu ko ne woon di daw tey à proximité nit ñi dana mën a def seen i plan foofu noonu seen i parcelle bu ko defee ñoom ñu mën a am ndox foofu noonu di def li nga xam ne moom mooy seen i plante. bu ko defee ñoom dana mën a am ay légumes di ci mën a dundee en même temps aussi ñu koy fexee tasaare aussi ci marché yi. di ci mën a am des revenus. may fàttali rek mbokki internet yi nga xam ne ni yéen ay seetaan seen télévision Dunya Production tey ñu ngi dalal comme ni ma leen ko waxee woon rek Lamine Dieng dëkk fële ca Méwal xam-xamam màcc ci wàllu développement local kon Lamine Macky Sall def na juróom-benni at ci réew mi boo doon te ñu doon defal bilan am mi parcours ci loo koy tënk. li ma koy tënkee mooy presque premier mandat bi nii dafa nekk loo xam ne daf ko accès ci milieu rural. boo xoolee muy suñ gox yi nii wala yeneen gox tey boo xoolee forage yi fii am man mosuma ko gis boobu. xam nga boo xoolee aussi ci wàllu électrification rurale
côté boobu noonu aussi def na ci jéego yu mag. mais boo xoolee peut-être ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gisul seen bopp mooy centre ville yi te loolu aussi politique pour équilibre mën a am ci dëkk aussi faw nga fexe yemale ñëpp. loolu tax peut-être mu accès li nga xam ne mooy politique am ci milieu rural. pour ci premier mandat boobu noonu. te vraiment mi ngi def ay jéego yu mag bien vrai que nag dajal ñëpp moom dafa jafe ci ku jiiteem réew. mais aussi li ëpp solo rek mooy aussi ngay déglu population bi di xam lii seen jafe-jafe. nga fexe leen a jàppale ci loolu. PSE bi yaa ngi koy dégg yow. ingénieur nga ci wàllu développement local. est-ce que programme bu baax la ci Sénégal. PSE idée bi ak niñ ko bindee nekk na loo xam ne ni lu jaar yoon la. suñu réew dafa wane aussi li nga xam ne moom mooy avancement suñu réew mais li problème mooy Sénégal mën nañ bind lool ci sous-région wala ci Afrique kenn mënu leen ci bind li nga xam ne mooy ay texte mais li des mooy mise en œuvre. l'exécution tey boo bindee document bi ñëpp apprécier ko li gën. mooy vraiment que ça soit applicable sur le terrain. bu ko defee population bi ñoom li la mën a juger wala li la mën a évaluer mooy vraiment réalisation yi nga def ci li nga xam ne moom mooy gox-goxaat yi. kon jàpp nga ne échec la. damay jàpp ne vraiment nu ko war a mettre en œuvre des na pour man. d'accord comme ni ma leen ko waxee rek mbokki internet yi tey maa ngi dalal Lamine Dieng. nekk ingénieur en développement local dëkk fële ca Méwal. Méwal ci commune bu Yaya la bokk te ku wax Yaya wax sa xel day dem ci li nga xam ne ni moo di palais bi fa nekk ak tata bi nga xam ne mooy tata bu Bouna Ndiaye bi. est-ce que jàppaloo ne jot na commune bu Yaya revaloriser site historique boobu. ngir fexe ba Yaya nekk jëmukaay nit di jóge fu ne di ko xool parce que boo duggee foofu. instrument yi nga xam ne buur bi daanaka utiliser ma nga fa ba tey. boo demee ci tata bi li muy signifié am na solo. ak yeneen ak yeneen. est-ce que jàppale na foofu commune bu Yaya daf ko raté. daf ko raté pour man parce que normalement bépp site boo xam ne site historique la da nga ko war a réhabiliter en même temps aussi nga revaloriser ko médiatiser ko aussi. bu ko defee képp ki nga xam ne ni gis na fii kat vraiment y a des objets historiques amutoon chance dund époque boobu noonu mais dana ne man que je vais profiter ma def fa ay visite bu ko defee léegi dana mën a générer li nga xam ne mooy comme ay revenus. te loolu mën nañ ko def boobaa tey bu fekkee da ngay dugg ci site bi tu achètes un ticket de 500 francs wala de 300 francs mais ces revenus là mën nga ko réinvestir dans d'autres secteurs. wala aussi nga gën ko def ba nga xam ne nii day gën a accueillant gën a attractif bu ko defee léegi même des touristes pourront venir aussi di xool li nga xam ne nii moom mooy objet yi fa nekk aussi ak structuration historique boobu. association ànd suqali Méwal comme ni nga ko waxee sànq. ndax jot ngeen a def ay activités foofu ci dëkk ba. waaw boo xoolee ñun suñu association mi ngi toll ci at. lan moo ko tax a jóg association. lan moo ko tax a jóg moom mooy ñu taxaw en tant que jeune di saafara lépp loo xam ne jafe-jafe la nekk foofu noonu ci Méwal. te loolu jafe-jafe yooyu buñ koy wax mooy wàllu ndox mi wàllu santé bi ak aussi wàllu éducation bi. léegi boo xoolee actuellement tenir nañ benn édition daaw. édition boobu noonu jënd nañ ci appareil ay glucomètre tensiomètre def ci sensibilisation aussi récompenser les meilleurs élèves. loolu def nañ ko aussi. mais phase bi nga xam ne moom lañ door aussi ñi ngi élaborer des projets ñi ngi dem vers les autorités di bind documents yoo xam ne day wane ne vraiment suñu jafe-jafe lii la bu ko defee di ko déposer ci structures yi nga xam ne ñoom ñoo jàppale gox-goxaat yi. xam nga ci côté bu ne nag mooy ci wàllu santé wàllu éducation wàllu li nga xam ne mooy l'hydraulique l'électricité. fépp foo xam ne ñun dégg nañ ne fii kat vraiment buñ fa déposer suñu projet wala suñu document danañ mën a jàppale. ñi ngi dem vers ces gens là ñu fexe. pour ñu apporter ñu seen soutien. kon mën nañ ne yéen a ngi teg ay jéego ngir Méwal avancer. ñu ngi teg ay jéego. ban appel ngay lancer autorité ngir ñu jàppale leen ci seen activité. li ñu wax rek mooy jeune moom boo xoolee bu fekkee defar goxam moo ko tax a jóg li ci ëpp dafa laaj ku ko jàppale. ci li nga xam ne moom mooy projet yi mu tënk. nga fexe ko jox apporter li nga xam ne mooy financement. en plus aussi. ñun dañoo bëgg ñi nga xam ne ni buñ amee tey suñu activité war a def foofu 48 heures wala 112 heures di ci def des activités de développement muy ay reboisement di def li nga xam ne nii moom mooy ay primer les meilleurs élèves. xam nga loolu lépp dafa laaj ab koom di def li nga xam ne mooy ay formation ci wàllu ay thème parce que ñun lii suñ force association mooy dañoo kenn ku ne domaine bu ne
am na ñoo xam ne ci loolu lañ spécialisé wu seen étude supérieure. boo defee kenn ku ne léegi da nga mën a accéder intervention ci loolu mais loolu dafa laaj nga am soutien boo xam ne dana tax nga am des maquettes de formation pour jàppale aussi jigéen ci wàllu entrepreneuriat comptabilité simple jàppale leen aussi ci li nga xam ne moom mooy wàllu horticulture ak leneen ak leneen. d'accord li ñu cërale woon ci wàllu waxtu jeex na looy jeexale. xanaa di la remercier rek Mamadou Moustapha di wax ne vraiment émission askan bi la na ko ñëpp déglu na ko ñëpp aussi seetaan vraiment. di rafetlu aussi sa invitation te di leen remercier bu baax a baax. jërëjëf ñu jaajëfal sunu invité rek di Lamine Dieng seen émission déggoo jeex na ñu doon waxtaanee rek jafe-jafe yi nga xam ni moo jëm ci wàllu dëkk bi nga xam ne moo di Méouane nekk ci commune bu Yaya naka la ñuy def ba indi ci ay saafara ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi di leen jox di daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.